mbokki àdduna bi yëpp collectif yi nga xamante ne ñooy 3 collectifs yu tànk ñoo dellu siwaat ginnaaw bi ñu toogee ay weer yu bëree bëri kenn dégguñu ci mbiru aéroport bi ñu bëgg ñëwaat waxtaan ak mbokki réew mi waxtaan ak àdduna ci liggéey bi nga xamante ne ñu ngi ko doon liggéey jëmale ko ci terre yi nga xamante ne mooy suufu Lébu gi te mu nekk ci aéroport Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ne état bu Sénégal jëkki ko ci seen kilifa son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ak waa këram ñu ngi jël alal jooju di ko caxatee di ko def bradage di ko jox ku leen neex ngeen déggoon ay jamono ñu ci doon dox dem ci fu ne waxtaan ci ak ku ne yàlla dogal ñu jotoon waxtaan ak leen na ci ñoom ci mbiru suuf si ñu xamal ñu yéene président de la république xamal ñu ne génn na 175 hectares pour jox ko ñetti dëkk yi di waa tànk li jiitu loolu nag amoon na ay interlocuteurs yu fa newoon ñu nekk ay frais waaye frais yooyu du frais Yoff du frais Ngor du frais Wakaam mooy frais Yoff yi nga xamante ne ñoom ñoo génn bu yàggul ñu continuer di dox loolu ne dañu koy doxal 121 villages yu Lébu yi ñu xamal leen ne ñooñu nekkatuñu ay frais am nañu yeneen frais yu bees Yoff yoo xamante ne mbir mi continuité lay war a doon ñooñu la ñu war a jox mbir mi ñu àggali ko kilifa yi wax ñu ne ñu dem leen ngeen uti interlocuteur yu wóor ñu gis ne dëkk bu ne am na président collectif am na président frais am na imam ratib ñu gis ne ñooñu ñoo gën a légitime te ñooñu la population yi gën a wóolu ñu tënk benn këyit ñetti dëkk yëpp pour yaxanal ko ñooñu signé ko ñu dem jox ko président de la république bi nga xamante ne def nañu loolu ba war a jot mbir mi ñu dégg ne am na ñoo xamante ne ñu ngi nekk ci dëkk yi di lijjanti mbir moomu ànd ci ak lenn ci doomi dëkk yi nga xamante ne dañu wax ne ñun ñooñu toogal ci foofu nga xamante ne mooy ci gouvernement bi waaye ñooñu ñu ngi ànd ak lenn ci ñi nga xamante ne mën nañu leen tudde ay hold up man yoo xamante ne dañuy jóg ngir trahir ñetti population yi suñu waajur nag da daan wax ne sa tuba yu noon wala sa tuba yu xarit boo ko gisee si sa taatu noonu mu ne sëmpalu xel te daw te xam ne kooku sab noonu la kon ñooñu nga xamante ne ñoom la ñuy woowee suñuy doom ñu nekk ci gouvernement bi ñooñu ñooy nooni ñi nga xamante ne mooy ñetti population yi nga xamante ne ñetti village yi nga xamante ne mooy Ngor di Yoff di Wakaam waroon défendre seeni intérêt waaye ñoom ñoo ëlbatiku trahir peuple yooyu ñoo ëlbatiku ngir jël alal jooju lekk ko ak seeni ñooñ looloo tax ñu ne dinañu ñëw informer population bi waaye informer Lébu gi yëpp tànk gépp pour xamal leen ne loolu jàppandi na muy 175 hectares ñu war ko jox ñetti population yi waaye fii ñuy waxe ak yéen jeunesse su Lébu yi na ngeen jóg taxaw takku te xam ne am nañu ay doom yoo xamante ne neen suñuy doom la ñu ngi koy jël ngir pasarlee ko ngir def ci lu leen neex ñuy wax ne nag ay élection la ñu jëm ñu ngi woo jeunesse bi jeunesse tànk bi yëpp Lébu gi yëpp ñu ngi leen di woo di leen wax ne nañu taxaw ngir jëflante ñii nga xamante ne dañu jóg ngir trahir
ñetti village yi naka la ñuy defante ak ñoom mooy képp koo xamante ne yaa ngi bokk ci clan Macky nañu la ignorer ci élection yi daal di dem ànd ak ñeneen waaye daal élection yi nañu jël képp koo xamante ne yaa ngi ànd ak le président Macky Sall mi nga xamante ne moo ko waa këram ñu ngi taxaw ngir doyodal population lébu yi nañu leen teg fële daal di dem seeti yeneen candidats yi jàppale leen ñu daaneel leen ngir ñu xam ne lii ñuy xeex ñun ñoo ko moom te ñun ñu ànd ak ñun mooy li leen di dooleel loolu daal lañ amoon ci lu ñuy wax mën nañu wax ne daal élection yi ñu jëm tout sauf Macky Sall ak waa këram asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. asalaamaaleykum mbokki àdduna man la Mamadou Ndoye man maa la coordonnateur collectif bu Ngor waaye daanaka damaa wax si turu ñetti collectif yi Ngor ak Yoff ak Wakaam li ñoo wax nag dañu bëgg président de la république mu dégg ka parce que ñun askanu lébu lañ ñun jëluñu ñu deret di ko changé si marron bees wala si leneen ñun suñu deret ak Ngor la ñu yor te duñu ko jëndee ak len ka nar a jaay ñu Ngor moom ñu jël la sànni la fële dañu bëgg président xam ne ñetti dëkk yi Ngor Yoff ak Wakaam dañu taxaw temm pour que lii nga xamante ne nii moom la ñoo xeex muy si aéroport bi te doyoo ñu ko dara pour yokkute pour sunu askan parce que ñu ngi souffrir ñu ngi ñoo noot loolu la ñu bëgg mu jeex mënuñoo jël aéroport bii ñoom seen biir ñu di ko daggate di ko jox seen i mbokk ñi nga xamante ne dëkkuñu fii si tànk bàyyi ñu fi nga xamante ne nii seen ay maam ñoo ko moomoon doon ko bay loolu la ñu wax ne boobu ba léegi ñu ngi si nekk di si xeex ñu toogoon nag am benn accalmie parce que dañu nekkoon di waxtaan ak waa nguur bi ñu toogee waxtaan depuis quelques mois ñu avancé woon bu baax a baax si wàllu maanaam distribution terre yooyu noonu état wax nañu du ma ne état sax waaye wax nañu ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si kaw dinañu jox ñetti dëkk yi lu toll si 175 hectares ñu sant ñu waxtaan ak suñuy kilifa waxtaan ak population yi ba loolu suy am coow du si mën a am waaye gis nañ ne loolu bi mu amee ba léegi woowuñu ñu faalew lañu te leen loolu kenn war la ko dudul ñi nga xamante ne ñooy suñuy doom ñi ñu wax ne suñuy doom lañ te ñu nekk si gouvernement bi ñoom ñoo bëgg a jël affaire bi bëgg koo dëggate à leur propre intérêt ñun nag population yi dañu ne loolu du fi amee tey du fi amee ëllëg dañ bëgg a président xam ne ndawam yow mu yaakaar ne ñoom ñooy représentant askan wi duñu leen votel tey duñu leen votel ëllëg dañu leen di sanctionner ci élection yi ñu jëm te population yi pare nañu tey gii parce que boo gisee tey fitna amu si parce que ñun ñoo leen téye population yi waaye am na foo xamante ne buñ fa yeggee dootuñu leen mën a téye jeunesse bi yëpp nag amul mag amul ndaw li ñu fas yéene mooy bu ñu waxtaanee suñu biir ba pare dañu fas yéene dem si biir aéroport bi def fa benn point de presse bu laajee ñu toog fa def fa sax grève de la faim dinañ ko def parce que terre yi daf ñu jaral suñu bakkan mënuñoo continuer lan noot suñu askan pendant des années et des années Ngor Yoff Wakaam ñu ngi souffrir te souffrance bi kenn tegu leen ko tan ladul nguur ak Sénégal loolu nag mënu la continuer dig nañu ne dinañu jox 175 hectares nañ ñu ko jox si jàmm ñun ñu xool nañoo organiser woo ce que defee ñu mën a yaatal ñuy dëkk parce que loolu rek moo ñu dese ñu ngi woon nag président encore une fois ñii nga xamante ne moom la yaakaar ne ñoom ñoo la représentant wu askanu tànk si gouvernement bi ñoomu jaruñu fi dara ñooñu duñu fi dara te buñ fi ñëwee naan dañuy wax naan dañuy bëgg a jël dañuy bëgg a nangu suffrage u électeurs yi duñ ko fi amee tey duñ ko fi amee ëllëg loolu mooy message bi nga xamante ne moom lañ bëggoon a jàlle naka askan yëpp xam ne ñu ngi àttuwaat nag encore une fois bu lii weesoo bu ñu waxtaanee ba pare dinañ dugg si aéroport bi te dinañ ànd ak population yëpp te boobaa nag lu si am rek ñu xam ne loolu la. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum mbokki Sénégal. asalaamaaleykum mbokki lébu yi 121 villages yu Sénégal ak mbokki diaspora
man Ali Kane di doomi Lébu dëkk ci collectivité de Ouakam bokk ci collectif des 3 villages. Monsieur le Président de la République Macky Sall yow yaa waatoon nga ne da ngay gouverner Sénégal teg ko ci dëgg teg ko ci njub teg ko ci di jox nit ñi seen àq ak seen yelleef boobu ba léegi ñun ay citoyens sénégalais lañ yàlla dogal ñu juddoo ci ay dëkku lébu choisiruñu ko yàlla moo ñu ko tànnal mais yow na nga fàttaliku ne da ngay dugg sa kuusu bàmmeel ñii ñëw di mubawoo Ngor Wakaam Yoff amuñu sax baat ci seeni kër ñi nga jël fal leen ñu def ay ministre ki député ak ay autoproclamé ndomb tànk dañ lay nax waxuñu la dëgg parce que Ngor Yoff Wakaam kenn du laam-laamee ne ñoom moom suufi aéroport ak traité boo leen fa mënoon am ak tubaab yi tey ak yelleef daf ñu jox dëgg parce que gën a jege gën a yey aéroport bi ñu ngi koy tong-tongee ñun duñu ay dof ñàkk ñuy xel li fi xew yëpp ñu ngi koy xam ñii ñëw di autoproclamé wu interlocuteur yëgoowuñu déggoowuñu ak doomi tànk ku ci nekk xam nga sa bopp ñun ñëpp xamante nañ mais dañ lay xamal ne képp ku taxaw te taxawul pour aéroport bi ñu jot ci suñuy ak suñuy yelleef waxul dëgg bon yow président de la république yow la ñuy wax nga wax ak ñi nga xamee ne ñoo nekk impôt domaine les soi-disant autoproclamés yi nekk ci bi diggante Wakaam Ngor Yoff jaay seen ngor jaay seeni dignité ba pare jëndee ko di leen neexal ñun neexaluñu kenn li ñu moom la ñu wax nañ ñu ko jox parce que ñun ñoo ko moom ñaanuñu de ñaanuñu sunu àq la ak sunu yelleef kenn du ñu toxal fenn kenn du ñu dëkkale ji fenn ñëw leen ngeen xool ni ñu dëkkee ñëw leen ngeen xool suñuy population ni ñu màggee ay doomi Sénégal lañ dëkk boobu ba léegi ñu ngi ci ay protocole mais autoproclamé yii ñëw naan ay say xarit lañ dëmm du la rey jaale la te ñun ñu ngi bëgg a dee waaye nag dese nañu ay nokki de nokki yooyu ci aéroport bii lañ koy nokkee ba mu jeex am ci dund wala am ci faatu te sunuy bakken yéen yorul leen ko dañ koy am di dund te yéen nag ku ñu ci wor boo laa dee di nga onku ba fa waay toll di ko dégg parce que maam yee ko assuré woon garantie boobu nag lañ lay jox di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di ziar. asalaamaaleykum mbooloo mi ginnaaw bu ñu sante yàlla jullu si yonante bi ñu ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp man la ndey ji réew Aliou Bey dëkk Yoof àndax waa Ngor ak waa Wakaam ak waa Yoof àndax samay mbokka awma lu leen ëpp waaye ñu ngi dellu si waat fii di feeñalaat sunu mer ak suñu naxar jëm si état bu Sénégal la ka sabab nag mooy aéroport bi doxe nii muy doxe damay wax ne archive Sénégal kenn masu see gis aéroport international de Sénégal masula am ku ko gis na ma koy indil aéroport international de Dakar Sénégal masoo am Dakar Yoff kay nax sunuy maama ka seexoon muy Ngor di Wakaam di Yoff aéroport bi jaayuñu ko ku gis kayit gu ñu ko jaayee wax ñu kii ko jaay ku ko signé ak ku ko témoin ñuy wax ne aéroport bi mas naa wax ne fii bu dee ay armeel nañ jàpp ne ñun lan fee suul nañ jàpp ne bu dee kër ñoo kaa dëkke
ndax président Macky Sall lii sababam sunub ànd ak moom mooy campagne taxaw fii na yéen lébu yi bu ngeen ma jàppalee ba ma falu dinaa leen jox li ngeen moom ndax gis naa njaboot ak Ablaye Wade ni ñu koy def ñu gis ne kii ka am dëgg la ka am ngor la jàpp ne wax jamu wax déwén fëskee na naka waa kilifa boo demee bala nga wax daaw méngoowu la sa jëfi ren xoolaatal sa bopp ñun rek ay waxam rek la ñu jàppe woon président Macky Sall ba ñun ñii dëkk Yoff 19 communes yi ku nekk xam na ne élection yi fi jaar yëpp Yoff da ko wateel ànd ak ADS du base bu ADS am sa Yoff non dañ jëloon base si diggé yi xamante ne moom Macky Sall moo ko digle bu yi tax ñu ànd ak moom sur les 19 communes fu élection wate rek amee rek ñun waa Yoff ñu wateel ko mais malheureusement kan yaakaaroon ne moo ñuy xeexal fan ko doon xaar bokkewul ak fa mu génne ñuy wax ne nag dañu jëm élection te waxoon nañ président naka fexeel nga trouver solution si aéroport bi balaa élection boo bëggee sunu diggante ak yow àgg ñuy wax ne élection yi jëm bu solution amul kii mu tànn comme candidat teg ka si Dakar ñu ngi ngor la ñuy waxe waa Wakaam a ngi fi Yoff laa dëkk parew ñu pour wateel ka sa maire bu Dakar Macky Sall kii mu óolu ba jiital ka si Ndakaaru ñun lébu yi bu fekkee su ñun la sukkandiku ak palam ak Ndakaaroom parew ñu pour faleel ka maire bu Dakar président Macky Sall a mal choisi le candidat Dakar il a mal choisi gis ngeen fii dañuy wax ne ndomb ak tànk ak lébu du kontar buur kontaruñu ko waaye jëfinam ak waxinam dafa méngoowul te jamono jooju dafa fekkoon buur du def lu méngoowul ak lii kilifa yi lébu yi daan doxale mais malheureusement fi mu toll nii ñii di mbubawoo ñëpp na ñoom ñoo représenté Ngor Wakaam Yoff 121 villages Yoff gis ngeen fii concerné wu 121 villages mu ngi concerné Ngor Wakaam Yoff ku mu neex nag bindal say lu la neex na yow la mais Macky Sall bu bëggee xam kaddu tànk balaa timis ñu jox ka ñen ñoo ko ilif encore une fois nag ñu ngi lay tàllal di la oo si jàmm di la oo si salaam muy trouver solution si lu ñu seq ak yow boo bëggee sunu ànd ak yow continuer boo bëggee mu yem fi nag ngalawaay ñu ngi leen di xaar waaye ñu ngi leen di fàttali ne piste bii bu dee armeel ñu leen fee suul te bu dee dëkkuwaay ñoo kaa dëkk. Ce qui nous a réunis ici, je crois que les gens qui m'ont précédé l'ont dit en wolof. Nous avons l'aéroport de Dakar-Yoff que le gouvernement utilisait comme utilité publique. Depuis que l'aéroport a été délogé vers l'aéroport de Diass, les populations de Yoff, Ngor Wakam réclament leur part sur ces terres. Depuis 2 ans ou 3 ans, nous avons vu qu'on a beaucoup négocié avec l'État. Et toujours, les gens continuent à exploiter ces terres-là en l'absence de ces populations qui sont les propriétaires. Nous avons eu la chance ou bien la malchance d'avoir parmi nos administrés le maire Diouf Sarr à qui le collectif a rendu visite il y a 9 mois ou 10 mois. Le maire Diouf Sarr nous a fait comprendre que les terres de l'aéroport n'appartiennent pas à la collectivité Lébou. Yoff n'a rien là-bas, Ngor n'a rien là-bas, Wakam n'a rien là-bas. Et cette déclaration-là, je crois que ça a allumé beaucoup de tensions au niveau de cette collectivité. On va vers des élections. D'après moult réflexions, d'après moult négociations, on n'a pas eu satisfaction à travers notre requête. Nous allons vers des élections. Nous sommes là aujourd'hui et nous parlons au nom de ces populations, au nom de Tank, pour faire comprendre au président Macky Sall qu'à travers ces élections, nous tous, nous avons décidé de voter contre l'APR. On s'est réunis pour, en commun accord, nous allons faire une vote sanction contre le candidat de la ville de Dakar, en l'occurrence le maire Diouf Sarr, qui nous avait dit que ces terres-là ne nous appartiennent pas. Donc je crois qu'en grosso modo, nous sommes là pour faire comprendre à l'État que vraiment on n'arrive pas à avoir satisfaction. Nous allons voir des échéances. On n'est pas satisfait. Nous aussi, on ne va pas leur donner notre carte. Nous allons faire une vote sanction contre l'APR,
nous allons faire une vote sanction contre le maire Diouf Sarr pour la mairie de Dakar. Pour les 175 hectares, nous avons eu des interlocuteurs au niveau de la présidence. On nous avait dit que non, on vous accorde 175 hectares pour les 3 villages. Mais à notre grande surprise, nous avons vu des bonnets rouges, comme ça se passe chez nous. C'est des bonnets rouges qui sont partis pour contrecarrer cette action-là. Donc nous, ces interlocuteurs-là ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est ça. Ce sont les gens qui sont là. Les gens qui sont là, c'est le tank. Donc nous avons travaillé durant 1 an, 2 ans avec les gens qui sont là. Les autres qui se proclament d'autres entités, ça n'engage pas le tank. C'est pourquoi nous fermons les yeux, nous fermons les oreilles, nous disons au président, et nous avons dit ça au président, que nous n'avons mandaté personne. Personne. Nous qui avons commencé cette bataille, je crois que nous aurons la possibilité de gérer tout ce que l'État va nous donner. Bismillahirrahmanirrahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum wa tank. Assalamu alaikum wa Yoff. Assalamu alaikum wa Ngor. Assalamu alaikum wa Wakam. Ñu ngi jiital nuyoo bi ci le khalife général des Layènes. Di ko ñaanal Yàlla mu yàgg fi lool te am wér. Di nuyu kilifa diine yi, di nuyu kilifa aada yi. Di nuyu ñëpp. Di nuyu kilifay Ngor, di nuyu kilifay Wakam, di nuyu kilifay Yoff. Donc comme li ngeen ko gisee tànk moo woote tey muy ñetti collectif yi di collectifu Ngor, di collectifu Wakam, di collectifu Yoff. Lu tax ñu woote mooy terre yi xam ne ñu ngi koy xaar pour récupérer ko. Terre yi xam ne suñuy maam ñoo ko moom ñaanuñu dañ koy laaj. Donc boo gisee ñu taxaw fii tey dafa am solo parce que am nay démarches yu bari lu ñu def lu bari ya bari bi si mujjee mooy présidence dem nañ présidence ñu recevoir ñu waxax ñun jox ñu ay directives yoo xam ne war nañ ko mën a topp ñu topp ko def si liñ si war a def déposer ko mais il paraît que am na ñoo xam ne dañ ne si ginnaaw di jiime yàq ñun looloo tax ñu taxaw tey ne nañ jog waxax waa tànk waxax population sénégalaise bi muy lu doy waar. Ñun waa tànk le président de la république mooy présidence ñoom génneel nañ ñu comme ni sañu suma frère yi ni ñu ko waxee génneel nañ ñu 175 hectares yoo xam ne ay directives lañ ñu joxoon ay papiers yuy toppatoo noonu yëpp mais ba léegi vraiment demawul noonu moo tax ñu jóg pour xamal waa Yoff ne seeni doom xamal waa Ngor waa Wakaam ne seeni doom vraiment ñu ngi continuer di dox à ce que terre aéroport yooyu ñu récupérer si liñ si mën a récupérer parce que xam nañ ne ñu ngi koy caax-caaxee looloo tax ñu taxaw fii tey donc di leen informer bu baax a baax di wax ne terre yi ñëpp xam nañ ne maam yee ka moom lébu yee ka moom ma répété ko ñun ñaanuñu kenn dama koy répété 3 fois nañ ñu delloo suñuy terre compromettre nañ ñu 175 hectares pour le moment nañ ñu jox 175 hectares yi pour les 3 villages buñ jëmee ma laal tuuti si Dagaxolpa parce que su may naataango yi jotuñu ko laal lan moo tax président de la république may Ngor Wakaam Yoff 1000 parcelles ku ne si Dagaxolpa lan moo tax loolu waa Sénégal war nañ si poser wu question ñun bu moomul woon terre aéroport yi kenn duñu may 1000 parcelles muy lu wóor lan moo tax ñu jox Ngor Wakaam Yoff lu tax joxuñu suñu mbokki lébu yii ne Rufisque lu tax joxuñu leen ko loolu na si ñëpp posé wu question lu tax joxuñu 1000 parcelles suñu mbokki lébu yi ne Dakar lu tax joxuñu 1000 parcelles waa Casamance lan moo tax dafa mal ne nga nañ ngoon ñun ñoo gën ci Sénégal loolu lay ñuru donc terre aéroport yi xam ne ñun ñoo ko moom looloo tax ñoom ñu bëggoon ñu pousse 1000 parcelles yi à Dagaxolpa te Dagaxolpa ñoom moom seeni terre ñoom d'ailleurs sax accepté wuñu loolu te waruñu ko accepté maa ngi leen di lancer message waruñu accepté loolu ñun lébu yi dem Dagaxolpa di fa jël ay 1000 parcelles
loolu ñun war nañ ko bañ li ma siy dolli mooy si côté Yoff la cimetière Yoff yi ñun li taxoon ñu gën si la bokk en fait terre aéroport yi pour jéem a wut ay cimetière yoo xam ne dinañ ko mën a toxal cimetière yi ñëpp xam nañ ne fi mu toll nii fees na benn ñaareel bi ndox rek la barke démb rek avant-hier am na ku ñu fa doon denc mais biñ gasee même pas 1 mètre ndox mooy génn donc il fallait ñu puiser ndox moomu il fallait ñu jël ay seau génn ndox mi pour mën a denc néew bi loolu dafa ñaaw te PUD bii ne fii si bande verte bi PUD boo gisee PUD mooy bande verte bi boo gisee plan PUD bi ay cimetière prévoir woon nañ ko foofu te ba léegi mu ngi fa des kenn joxew ko nañ jiima génne ay parcelles jox ko Ngor jox ko Wakaam jox ko Yoff parce que cimetière yi exemple bi ma joxe dafa xaw a doy waar mënoo toog am sa néew mu toog nga war ko denc mënoo ko denc maa ngi siy joxe exemple léegi dañ mujjee jël siwo di puiser ndox mi pour mën a denc néew bi loolu bërka demb la donc loolu vraiment na si nit ñi bàyyi xel looloo tax ñu ne nan informer population bi si côté boobu pour ñëpp xam ko ne terre yi ñun dañ ko soxla lébu yi dañ ko soxla si fànn bu mu ne dañ ko soxla nañ ñu delloo suñuy terre soxla nañ ko lool donc ñu ngi leen di remercier bu baax di leen jaajëfal di wax ne terre yi de buñ ñu ko joxul comme ni ko gars yi waxee vote sanction lay doon ku bokk APR kenn du ko voteel ku bokk benn bokk yaakaar kenn du ko voteel tant que joxuñu suñuy terre loolu na leer si boppu ñëpp te loolu waa tànk ñoo ko décidé loolu lañ jàpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah